déplacé wu malgré l'âge ñëw bokk ak yow te loolu yomb waaye man personnellement dama koy sant di ko gërëm ci jàppale bi nga xam mu ngi koy jàppale monsieur le président de la république nekk ministre conseiller te nekk ko nga xamante ni jàppaleem du jàppale puukare waaye jàppale la boo xamante ni toujours dafay fexe ci discrétion lay am te loolu lu am solo la kon colonel ñu ngi lay sant di la gërëm vraiment di la wax fierté bu ñu am bokk ak yow jotaay bu am solo bu loolu ma remercier mon ami et frère Moulay nga xam ne liggéey na ba nekk un acteur incontournable du développement dans le département de Guédiawaye ndax kenn mënatul tudd fii ci Guédiawaye lu am njëriñ kenn mënatu fi tudd développement wala nga tudd fii mouvement citoyen wala nga tudd fii initiative communautaire te boole woo ca ñu nekk ci bopp mu lay kon donc remerciement et félicitations wanewaat nga ko tey ndax mbir yi fi xew fan yële ba ñu fi xewee ba léegi gis ngeen suma nattangoo politiciens yi ñu ngi cëppi rek te pourtant la plupart du temps ba mbir yi xewee sax kenn déggu leen kenn gisu leen kon néew na ñoo xam ne ay citoyens la ñu bokk ñu fenn ñëw jël seen initiative ne dañuy woo tous les acteurs ñu waxtaan génne ay xalaat yu rafet loolu su amee dañ koy rafetlu ndax toog waxtaan lu mu mun a jur jàkkaarloo xeex mun na ko jur kon li occasion la ñuy rappeler wala di def appel ci jeunesse bi di leen wax ne réew mi ñaare dañuy wax naan ñun ñoo ko bokk waaye bokkuñu ko ndaw yee ko moom ndax réew moo xamante ni ña fa am fanweeri at ak juróom téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk nit ña ak juróom amuñu fanweeri at ak juróom réew moomu ndaw yee ko moom kon nag bu ñu yàqee réew mi yàqaluñ ko mag ñi ndaw ñi lañ ko yàqal loolu mooy dëgg kon nag situation lu mu métti lu mu tar war nañoo ànd ak sunu dal ndax musiba xëy na ki koy yëkkati xam na lu mu ci jublu waaye fa muy yegg ak la muy yàq ak ña muy yàqal kenn mënu koo calculer appel bi nag dañ koy def avec sincérité ndax yàlla def na ñunu bokkuñu ci ñu am feneen fu ñu jëm bu leneen amoon réew mi dong la ñu am dawuñu demuñu fen kon nag li ñu jig li ñu bëgg mooy réew mi dal problème bu fi mënti am ñu toog comme nii ñu toogee fii waxtaan waxante dëgg waaye boole ci yar ak dal comme niñ ko defee loolu dafa am solo ndax loolu man loolu laa gëm ne moo mën a génne njëriñ su ko defee kon Moulay effectivement bi ma Cheikh Mbacké waxee teguma ci baat parce que soo ko defuloon ñun ñu def ko muy forum bu mel nii d'ailleurs sax am na CDD maanaam kuréel goo xam ne préfet moo koy jiite taxawal nañ ko xalaat yu bari génn na ci kon dama leen di ñaan yéen seen conclusion yi ngeen gaaw tënk ko su ngeen ñu ko joxee ñu jox ko préfet walla ngeen jox ko directement moom dana ko boole ci proposition yi nga xam dañ koy jébbal président de la république ndax waxtaan am na solo waaye waxtaan rek sànni du loolu tam amul njëriñ kon waxtaan wi dañ ko tënk jox ko préfet mu jébbal ko président de la république te gëm naa ne ki fi toogal président de la république
day colonel Cissé moom it su ngeen ko joxee xëy na sax yoon bu gën a gaaw la pour président ndax ñun ci sunu wàllu bopp danañuy jottali waaye xam nga jottali maire ak jottali ministre conseiller ak bu préfet darul benn xam nga lan mooy différence bi monsieur le maire lu mu wax jëmale ci Géejawaay dañ naan ay day jàppal day politique rek day politique dafa bëgg luy yëkkati rek ñu ne Géejawaay moo tax parfois danañ may déglu waaye parfois dañuy jàpp ne man maa xër ci mbiru Géejawaay waaye xëy na problème yi tarul ba tollu noonu bokk na ci lii nga xam ne daf ñu mobiliser ay ati at te man yàlla xam na ne defeewuma ko politique mais dama ko défendre parce que conviction profonde la li may wax mooy Géejawaay ku ko bëgg a développer te jaaroo ci artisan yi doo mun a dem parce que population bi boo leen jëlee jël population active bi maanaam ñi nga xam ñu ngi yëngatu di liggéey mën naa wax ne 90% yëpp ñu ngi ci artisanat commerce fii ci Géejawaay waaw kon dëkk bu mel noonu soo ko bëggee développer il faut que nga gëstu lan moo mën a jëmale artisanat ak commerce ci kanam nga jaare te loolu nag jarul ñuy uti ay experts yu bëri ñoom artisans yi waxal nañ ko seen bopp identifié nañ ko xaw ma 4F la xaw ma 5F 4F financement yeeg formation yeeg formalisation foncière waaye nee nañ léegi ordre de priorité bi dafa changé bu njëkk bi mooy foncier balaa ma ci gën a xuus ma nuyu yeneen kilifa yi doyen Diaw maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la yóbbante nuyu ci sama mag sama xarit monsieur le ministre Omar Sarr maa ngi nuyu tamit sama rakk ju baax ju fi toog di Momo Mohamed Fall nga xam journal bu rafet bii di 7 Afrique moom moo ko tëral doomu Géejawaay la fii ci amoo la dëkk di amal événement boo xam ne saa yu amee ay sommité intellectuelle ak leader économique ñoo fay teew ci mois d'avril bi sax la koy amal ca hôtel Radisson Blu mu nekk koo xam ne suñu fierté la ndax yàlla dafa def ba may waaj dine damay bëgg mairie Géejawaay dama ca laa xamanteeg moom mu nekk xale bu am fit macha allah waaye bu am ambition kon su ñëwee di dox ci ay pexe boppam ak gëm boppam ba yegg si ba taxawal lu mel nii sunu fierté la kon ñu ngi koy encouragé may remercier ñi nga xam ne moom dëgg la samay njaboot lañ waaye ñoom ñooy man maay ñoom ndax ñoo may jàppale fii ci Géejawaay Cheikh Mbacke Fall dëgg la su ma ñëwee fi tey gannaaw yitte bi ma am ci problème mu chômage emploi moom moo tax kon maa ngi koy féliciter mais di remercier adjoint au maire monsieur le maire sax laa koy wax ndax dëgg man xëy na problème yu léegi lool laay jéem a lijjanti waaye li ñuy wooyee le train quotidien la gestion quotidienne de la mairie moom Ablaye Mbaye moo koy doxal te mu ngi koy doxal ci ni ma ko bëggee may nuyu tamit sama rakk sama xarit Khalifa Gueye bii jiite la jeunesse départementale ma koy wax ne xëy na li may dal ci autorités yi moo ko dal ci man da ngay dem wax Géejawaay du ne waaw dégg nañ la d'accord waaye moom it bu ñëwee di wax jeunesse dama naan Khalifa toi aussi d'accord jeunesse waaw ba tax na xëy na attention bi ma war a prêter ci ay yëngu-yëngoom xëy na du ma ko prêter noonu lu tax ndax la mu nekk suma rakk bopp waaye nag defe naa ne xaw nga ñu yey ndax la problématique de la jeunesse
bett na ñëpp ci ni mu tegoo ba tax na ñun ñëpp dañu war a nag xoolaat suñu bopp xool ban taxawaay la ñuy amaat avec la jeunesse ndax rëy-rëylu nag amul solo nit ki foo toll rek war nga poser waat ay questions ci taxawaay bi nga amoon lan nga ci war a changer mais soo taxawee ne li ma waroon def yëpp def naa ko li ma amoon yëpp def naa ko donc mënuma leneen loolu bu yeboo yow bul jiitee ci nit ñi donc ñun dañuy accepter remise en question interroger wu ci sunu taxawaay lan lañ ci war a changer ndax mbir yi gën a jëm kanam bokk na ci gën a déglu gën a waxtaan ak nit ñi gën a jël en considération seeni mëbët donc yéen ñi fi teew yëpp duma mun a limaat nag kilifa yi waaye yéen ñi jàppale Moulay tamit ci liggéey bi maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax suñu ñëwee ci thème bi maanaam ñu seet suñuy manquement suñuy échec suñ ko waxee nag man jàpp mu ne échec nguuru Macky Sall gi la ñuy wax